السلام عليكم I'm ورحمة very الله. Donc, bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudahu summa amma ba'd. Ginnaaw sant Allah ñoo ngi julli di salmal ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay saxaabaam képp ku jaar seen yoon ba keroog ñu dajeek moom dina yàlla boole ci ñi jaar ci yoon woowu. Donc li ñu dajalewaat fii mooy fàttali wante leen ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. suñu cours bay passé xam ne ñu ngi ko tàmbalee woon ci wàllu li nekk ci buntu laab bi nga xam ne mooy thème bi ñu tànn te mooy xam li nga xam ne moom lañu war a laabi ak taxawaay bi laab am ci lislaam doon lu nit ki war a jiital balaa mu yegg ci beneen tomb. ginnaaw loolu ba ñu xam ndox yi nga xam ne moom moo dagan pour ñu mën ko jëfandikoo ak yi nga xamante ni daganul ak li nekk ci ginnaawam tey incha allah dañuy ñëw dugg ci beneen buntu. donc li jiitu loolu xam naa yi ngeen di jàkkaarlool ni consigne yi dañ ciy bàyyi xel incha allah mooy cours bi 1h30 la incha allah dinañ am 45 minutes de présentation su paree dinañ am 45 minutes pour répondre question yi jóge ci cours bi incha allah wala yeneen yu dul moom fekk borom baa ngi yombal. micro yi dañ leen di coupé jamono bi nga xam ne ñoo ngi def cours bi. mën ngeen poser seen question ci chat bi ngeen benn message dina am ñi ngeen di gis comme technique ñoom dinañ ci taxaw incha allah. beneen bi document bi ñu nga xam ne moom la ñuy jàngee incha allah dinañ leen ko yónnee su cours bi pare maanaam après cours bi après session bi mais dañu leen di soññ ci ngeen jël note ci li ñuy wax parce que li ñuy wax yëpp du feeñ ci document bi loolu moom dama leen koy assuré kon su boobaa ñu góorgóorlu ci jéem a jël note le maximum pour mën a jëriñu mais aussi ñu jëriñee après suñu tolloo ci question yi mën ngeen yëkkati seen loxo di ngeen ko gis di ngeen am possibilité bi ci plateforme bi su boobaa ñu jël leen. soo leen amee problème technique aussi mën ngeen contacter kenn ci waa technique gis ngeen Al Amine technique 1 2 3 donc ñooñu ñëpp mën ngeen leen contacter incha allah. donc li mujj ci suñu cours passé ñoo ngi doon jotoon nañu jël généralité yi donc tey incha allah ñuy jël lu jëm ci wàllu laab pardon wàllu jàpp ñu ko waxee moom jàmm yàlla la ba ñëpp xam nekk loo xamante ni dafa réer wala mu raar donc ñun ñëpp dañ ko appliquer ñu ngi ñaan yàlla mu nangul ñu lépp lu jàll. et l'islam mooy diine boo xam ne borom bi dafa am lu ñu ci tënk ñu war di ko dundee ba keroog ñuy dajeek moom mooy li muy wax yenentam sallallahu alayhi wa sallam naan ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin day fàttali ndax fàttali day jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm. waxoon naa ci cours bay passé ne ñenn ci ay nit dinañu xeeb jaamu yàlla yu mel nii jàpp ne ñëpp mën nañ ko jeex na donc soxlawul sax ñu koy fàttali wante alors que da nga doon fekk ñenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu taxaw ci kaw minbar di ko jàngale di ci fàttali wante ñan lañ koy fàttali ay nit ñoo xam ne xibaaree nañ leen ne ñoom aljanna mooy seen kër ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne yonent bi moo leen jàngal ñooñu lañ ko doon fàttali kon diine l'islam amul lu ci tuuti dégg-dégg boobu la nit ki war a am ci mboolem buntu l'islam te moom la ñu jël tey suñu paree mu dese ñu ñaari bunt bu jëm ci wàllu sangu set ak bu jëm ci wàllu tiim ak luy setal yére ak bërëb bi ñuy jullee ak yu mel noonu donc loolu la ñuy dikk incha allah. fii question bi taxaw mooy waaw pourquoi jàpp pour lan moo tax l'islam daal di ñu indil jàpp lan moo tax nit ki war a jàpp balaa muy def benn jaamu yàlla. lii feeñ mooy ne ndigalu borom bi la subhanahu wa ta'ala waaye nekk jëf joo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon jëfee moo tax boo demee ci borom xam-xam yi ni ñuy leerale luy jàpp dañ lay wax ne la mooy benn jaamu yàlla la boo xam ne nit ki def cee raxas ay cër yu précis ay cër yoo xam ne yu l'islam leeral ne yii la waaye mu defee ko defin woo xamante ni day méngoog ni ko l'islam jàngale te kiwin boobu lu leer la mooy jàpp benn jaamu yàlla la boo xam ne dañ ciy raxas ay cër yoo xam ne l'islam moo ne cër yi ngeen di raxas
beneen bi dañ koy raxasee raxasin boo xam ne l'islam moo ne nii ngeen koy raxase parce que bu leeral yooyu amul woon nit day dugg ci géej gi génne na jàpp na kenn mënu ci dara nit day jël ndox xëppoo ne jàpp na kenn mënu ci dara donc la ñuy soxla nga xam ne moom mooy jàpp bu jaar yoon mooy bi méngoog bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ngir nga xam ne lu dëgër la ci l'islam nga bañ ci am sikki sàkk benn yoon boo xoolee ci alquran ci saar bi ngeen jàkkaar lool muy 5 verset 5-6 borom bi subhanahu wa taala dafay wax ne ya ayyuha alladina amanu ida qumtum ila alsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ila axir al aya day wax ne yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm soo leen di préparer pour dem julli na ngeen raxas seeni xar kanam ak seeni loxo ba mu yegsi ci conc yi waaye na ngeen masa seeni bopp ngeen raxas seeni tànk ba mu yegsi ci seeni doojoor cheville mooy dinañ ko gis ci description bi incha allah donc lii aya alquran la boo xam ne borom bi moo ci jàngale jàpp moo tax da ngay fekk ne yii mu tudd fii nii ñoom ngay gis ne ñoom ñooy faratay njàpp yi daanaka yeneen ya cay topp da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ca boole te moom li mu indi comme li yàlla indi comme ni mu ko waxee ci xadis ba noonu la ko nit ki di jàppe boo xoolee fii selon la sunna da ngay am ci xadis Abu Hurayra bu imam Bukhari Muslim ak keneen solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne borom bi du nangu julli kenn ci yéen borom bi du nangu julli kenn ci yéen bu fekkee ne dafa tojle maanaam njàppam dafa yàqu lu dul mu jàpp loolu mooy kenn ci yéen bu njàppam yàqoo borom bi du nangu julleem lu dul mu jàpp kon loolu daf lay yégal ne julli mënul jàpp mënul ñàkk ci jullit bi nga déggee ci tamit ne kon jàpp dafay nekk condition ci liy tax julli wér loolu romboon nañ ko ci suñu première session ba suñu première cours ba fa fii mais biñ doon jàngale ci wàllu julli te bokk na ci condition yi tax julli wér laab te laab googa jàpp ma nga ca donc su boobaa jullit bi yëg-yëg bi lay am ci li nga xamante ni moom mooy jàpp xam ne jàpp bi may def ni am na source ci l'islam bokk na ci li ñuy kontaan lool mooy fekk ñoo ngi am possibilité bépp jaamu yàlla bu ñuy def ñu mën a dut baaraam ne lii moo ñu permettre ñu mën ko def comme tey ni mu leeree ci sa bopp ne jàpp kat firnde yi ñoo ma permettre ma def ko donc ndigalu yàlla bi moo ngi nii leer na nañ yeneen bi wax na borom bi subhanahu wa taala wax na noonu la nit ki soxlaa ci mbooleem jaamu yàlla yu mën di doon moo tax nga bàyyi xel bañ a jaawale jaamu yàlla yi ak aada yi mbooleem mbir buñ la woone la kaay dañ ciy wut tiyaaba kaay dañ ciy jaamu yàlla kaay dañ ciy nangam dañ ciy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajal lan mooy firnde bi boobu def ko arme su boobaa di nga doon koy dox ci jàmm sa diine dina doon lu ñoŋe tamit ci mbooleem yi nga xam ne dañ ko ciy dugal te bokk ca del laaj lan mooy firnde bi oustaz ndax lii am na preuve comme ça su ma koy jox keneen ma mun ko jox lu leer su boobaa di nga nekk ala bayyina te ki lay jox dina la jox lu leer du am sañ-sañu jox la loo xamante ni amul firnde l'islam amul lu ndaw wala lu rëy lu mën di doon am na firnde génn dem seeti ku feebar sax dafa am lu la ko digle ci ay yiw moom moo tax boo koy def ngay am contenté ci loolu donc loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax fii dañuy tudd tuuti rek ci yi nga xamante ni moom mooy ngëneelu jàpp yi ngëneelu jàpp bu ñu ko waxee mooy fay yu rëy yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koo jagleel jàpp mooy fay yu rëy yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koo jagleel jàpp daal di ko koy jox nga xam ne képp ku jàpp rek bismillah jàpp bu méngoog bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale dafay am fay yu rëy yooyu noonu bokk na ci li gën a fës ci li jàpp di def mooy dafay effacer bakkaaru nit ki aywa te ñun suñu dund yëpp dafa bokk ci suñu objectifu dund lan moo ñuy setal ci mboolem luy bakkaar ak mooy yàlla ngir ñu mën a yegg ci gërmande borom bi subhanahu wa ta'ala te bokk na ci jàpp li muy def ci xadis bu imam muslim solo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam